ci protocole maanaam lëkkaloo boo xamante ni nii ñii di commune de Notto Diobass ak société bi ñuy wax CRBC ak ministère bi yor wàllu dem beeg dikk bi ak désenclavement bi mi nga xamante ni jox na Ageroute pour mu waxal ko ñoom bi ñu dajee natt nañ ne fànn bi ci njëkk war nañoo am seen diggante commune Notto Diobass ak société CRBC ak ministère des transports ci maanaam exploiter carrière yi nga xamante ni ñoo ngi féete diggante dëkk yi nga xamante ni mooy Pout Diack ak Ngolaar ñu ne ñaari ñi nga xamante ni parti yi nga xamante ni ñoo engagé wu war nañoo gisante seen bopp ba nga xamante ni carrière yi projets sociaux yi nga xamante ni maanaam dimbali yi nga xam war nañ ko defal nit ñi ñu amal ko ci anam bu leer principe article 2 bi nga xamante ni mooy waxan nan la ñu doxalee loolu ñu ne ñaari parti yi war nañoo mën a fexe ba lépp leer lépp nekk ci waxtaan bu jub comme ni ko protocole bi tënke article 3 commune de Notto Diobass moom am na ci wareef yii commune bi war na fexe ba yombal liggéey bi nga xamante ni war nañ ko def ci carrière yi nga xamante ni xeer bu xonq lay génne mu fexe ba nga xamante ne ni suuf yi carrière bi moom ñu fexe ba duñ ko jaay te duñu ko abale ëllëg fexe ba tamit engagement yi nga xamante ni mooy société CRBC yi nekk suñu mbokk chinois yi mu yomb fexe ba tamit avantage maanaam yombal wala lu baax lu ci gën ñu fexe ba yombal ko commune bi yombal ko digganteem ak CRBC pour population yi mën ci jariñoo fexe ba tamit CRBC jël ay ndaw yoo xamante ni nii ñooy liggéey ci liggéey yi nga xamante ni moom la ñu war a am ñu fexe tamit ba bépp këyit wala mandarga bu ñu ci def moom mu yor ko te di ko doxal ni ñu ko bëggee article 4 bi fànn ñeent bi maanaam ministère bi nga xamante ni moo yor wàllu dem beeg dikk bi ak désenclavement bi ak CRBC ñoom seen wareef mooy fexe ba nit ñi nekk ci jàmm nekk ci sécurité ci foofu nga xamante ni moom la carrière yi nekk ci nan clôturer carrière bi def ci ay distance de sécurité digganteem ak yoon départemental bi nga xamante ni mooy jóge Notto dem Tassette 600 mètres ci diggante kër yi dëkk yi ak école yi tamit ñu fexe tamit ba population yi bañ koo jige ci lu mat 300 mètres ak yeneen écoles yi fexe ba tamit teg fa ay nit ñoo xamante ni nii ñooy xool circulation bi pour camion yi ci yoon boobu nga xamante ni moo jógee Thiès dem Tassette fexe ba tamit jox ndàmpaay ñëpp ñi nga xamante ni nii ñoom la carrière bi laaloon ci ni ko commission recensement bi waa Thiès defoon fexe ba tamit suulaat carrière bi delloo ko place am na mu meloon bu ñu demee ba nga xamante ni nii liñ fi doon tibb jeex na ñu fexe ba tamit diggante bi nga xamante ni mooy carrière ak autoroute bi nga xamante ni mooy RD 206 ñu defaraat ko
706 ñu defaraat ko ñu fexe tamit ba dugg ci koom-koomu nit ñi ci ay tabax ay defar ay yoon loo xamante ni mat na 25 kilomètres ñu tabax tamit ay naanukaayu jur ci dëkk yi nga xamante ni mooy Ngolaar ak Kër Baara Pël li ci taxawaayu ministère bi nga xamante ni moo yor dem beeg dikk bi ak désenclavement bi moom tamit jël nañu ay matuwaay pour def lii Pout Diack lii Ngolaar li ñu war a def Pout Diack mooy ñu def clôture ci seem ba ñu jox leen matériel de construction pour ñetti salle de classe ñu tabax benn foyer des jeunes bu 10 mètres sur 6 mètres ñu defaraat poste de santé ba ñu recruter fa maanaam jël fa gën gaa tuuti 15 fukki nit ak juróom yoo xamante ne ni dañuy liggéey di fexe tamit ba maanaam érosion bi du laal école yi ci Ngolaar ñu indi fa jumtuwaay yoo xamante ni mooy liggéey juróomi salle de classe ak buy tabax tamit benn foyer des jeunes bu 10 mètres sur 6 ñu fexe tamit ba taxawalaat defaraat case de santé ba ñu fexe tamit ba jël fa gën gaa tuuti fukki nit ak juróom ci dëkk bi ñu tabax fa tamit benn salle informatique def ci matériel bi nga xamante ni mooy ay ordinateur article 5 maanaam nan lañ koy taxawale maanaam lii ñuy xayma tey jii di ko signé mi ngi commencé bu ko ñi nga xamante ni ñoo ko seq signé durée bi mi ngi nekk ci diggante date biñ ko signé de ñaari at bu amee maanaam jafeñ-jafeñ su amee jafeñ-jafeñ ñi nga xamante ni ñoo ko seq ñoom ñooy toogaat ci seen biir waxtaan ba juboo bu ñu ko mënul nag ki nga xamante ni mooy premier ministre moo koy régler ñaari parti yi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo fi nekk ñoom dinañ ko signer te respecter ko kon daal loolu moo nekkoon ci tënk. maanaam ànd ak ñun ci taxawaay bii nga xam ne tey moom la ñu war a taxaw fii ci Mbomboy pour signer ay protocole yoo xam ne dafa aju ci liggéey yoo xam ne liggéey yu yaatu la yoo xam ne war nañ ko liggéey Mbomboy kon loolu du ma mën a def lu dul buñ ko def fii ci Mbomboy ma am ci mbégte am ci kontante ànd ak population Mbomboy ak population yi nga xam ne ñoo ne ci Diobass yëpp ndax dégg nga ni ñu ko tuddee wax Ngolaar wax Pout Diack Kër Baara Kayre dëkk yëpp yaakaar naa ne li ñuy wax defar yoon bu ñu ko waxee rek amul kenn koo xam ne yaa ngi ci Diobass te laalu la kon loolu tey mbégte la war a mën a nekk ci nun en tant que chef de village mbégte la it lay nekk ci population bu Diobass bi kon noo ngi leen di wax ne bisimilah fii ci Mbomboy di leen dalal jàmm di nuyu itam journalistes yi nga xam ne ñoo ñëw pour mën a couvrir maanaam bésu tey bii kon mbégte boobu maa ngi koy séddoo ak waa Mbomboy ak waa Diobass yëpp di leen wax ne bisimilah fii ci Mbomboy comme nag man maa leen dalal fii waaye sama président mu ngi sama wet muy Abdoulaye Thiandoum nga xam ne mooy président chef du village yi nekk Diobass yëpp. Bon, je m'appelle Jean, le directeur général de la CRPC Sénégal ici. On est en train de faire les travaux Ila Touba. Et d'abord, je remercie tout le monde qui est présent ici, ce qui a fait pour le projet Ila Touba. Et même pour toutes les populations le long du trajet, de la route Diass-Touba. Et nous sommes ici non seulement pour faire les travaux, mais aussi nous voudrons bien faciliter le déplacement de la population le long du projet et faciliter la vie de la population à côté du projet. Et comme tout à l'heure, on a signé le protocole d'accord
mais nous engageons à exécuter au minimum 25 km de la piste. Ces travaux seront terminés dans 4 mois. Mais ça, pour les pistes qu'on va exécuter et qu'on a déjà exécutées, ça c'est suivant le planning et le programme de la Géroute. Et aussi, enfin, je voudrais remercier encore une fois pour toute la population le long du projet. Et j'espère aussi je peux avoir votre appui et votre support pour le projet, pour faciliter notre travail pour Ila Touba. Merci. Ministre Alioune Sarr di nuyu monsieur le préfet di nuyu monsieur le chef de village ak mbooloo mi yëpp je pense que suñu teewaay bi fii tey teewaay bu rafet la parce que dañ fi ñëw ci invitation ministre Alioune Sarr pour signer protocole d'accord bi nga xam ne bii dañ ko tëral pour xool le projet Ila Touba naka la mën jëriñ ñi nga xam ne bii ñoo dëkk fii ci Notto Diobass Ila Touba projet boo am solo la yéen ñëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko du pour Thiès ak Touba rek dañ ko woowee Ila Touba parce que tali bi Thiès la jógee dem Touba mais pour askan bi yëpp la pour waa Sénégal yëpp la parce que booy dem Linguère booy dem Daara booy dem Matam si yoon boobu ngay jaar donc yoon bu am solo la et Sénégal dafa tëral ay politique boo xam ni ñu ko tuddee politique de développement autoroutier autoroute bi du yam fii rek parce que ñun suñu bëgg-bëgg ci su président de la République autoroute yi dafa dem fépp Sénégal parce que xam ngeen Sénégal dëkk buy dox la dëkk boo xam ni maanaam en Afrique croissance am moo ci ëpp dëkku koom-koom la te dëkk boo amee koom-koom dem bi ak dëkk bi dafay yokk donc d'ici quelques années li gouvernement bi prévoir mooy yóbbu autoroute yi fépp Sénégal dem ba Ziguinchor dem ba Kédougou dem ba Tambacounda dem ba Kaolack parce que loolu mooy développer dëkk ñu def comme yeneen dëkk yi nekk en Europe nekk en Amérique donc ci wàll boobu maa ngi ñaan ñi nga xam ne bii ñooy suñu mbokk yi dëkk fii dans le Diobass ñu jàppale ñu ci projet boobu maa ngi gërëm nag Alioune Sarr mi seen maire parce que projet bi moom ci wàllu boppam def na ci lu am solo pour que projet bi mën a avancer parce que il est ministre il est maire et il est sénégalais te loolu ñoo ngi ko ciy gërëm et def naa aussi bu ñu taxawee fii tey moom moo tax parce que moom moo défendre seen intérêt population wu Diobass tey jii bu ñu signé protocole bi ngi yàlla ak moom moo tax te loolu amal nañ ko si njukkal si wàllu engagement yi li may wax rek c'est que engagement yi ñëpp jël ñun muy wàllu ministère des infrastructures bi nga xam ne bii Abdoulaye Daouda Diallo moom ci boppam mooy ministre bi moo fa doon nekk mais yàlla def nañ dafa am ay rëq-rëq mënul ñëw tey voilà mu délégué ma ak ñi ma àndal ñëpp waa Ageroute ñoo ngi taxaw sama gannaaw pour mu ñëw fii teew fi cérémonie bi mais mi ngi jégalu parce que moom ci wàllu boppam moo bëggoon ànd ak Alioune Sarr ministre ñëw fii tey pour signer protocole bi donc ñun waa ministère des infrastructures Ageroute nekk si biir protocole yëpp daañ ko respecté parce que suñu responsabilité la muy wàllum école yi muy wàllum collège yi yoo xam ni daal mi ngi ci biir protocole bi dañ ko def piste yi dañ ko commencé fan yii di ñëw commencé woon nañ ko hivernage bi ñëw ñu arrêté ko mais dañ ko redémarrer encore les pistes maa ngi waxtaan léegi ak monsieur Chang bi nga xam ne mooy directeur général CRBC fi lekk ay fan peut-être que d'ici même avant fin de la semaine daañu recommencer waat pistes yi voilà et daañu def ay pistes yu baax a baax am na au moins 25 kilomètres yoo xam ni ñoom ñoo koy def mais bu loolu weesoo aussi am na je sais que fii besoin yi en piste dafa bare donc ñun Ageroute suñu wàllu bopp dañu xool nu ñu mën a yokk suñu loxo pour defaat yeneen piste en 2018 dans le Diobass et ça c'est parce que le maire moo ci taxaw moo ñu xoj pour ñu def ko et c'est normal parce que maire yëpp noonu la ñu war a def parce que maire bu nekk fekkee da nga toppatoo si dëkk Sénégal dina jëm kanam vraiment ak yeneen engagement yi nga xam ni mi ngi ci protocole bi loolu yëpp incha allah daañu ko respecté daañu jéem a xool aussi ci wàllu liggéey bi nu ñu jëlee fii ay
ay jeunes fekk am na jeunes yoo xam ne bëgg nañu liggéey ci projet bi ok avec CRBC avec yeneen liggéey ñu def fii ci biir dëkk bi aussi ñu mën a recruter en priorité ñi nga xam ne bii ils sont originaires du Diobass sama wax du ci bare parce que je pense que li ci waroon yëpp def nañ ko mooy signature protocole bi expliquer nañ leen li ci nekk yëpp nekk ci biir protocole bi yëpp donc li may def vraiment mooy di leen gërëm di leen sant et di leen aussi que daañu continuer vraiment jàppale la commune de Notto Diobass pour mu gën a jëm kanam. asalaamaaleykum gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi ñu ngi gërëm bu baax a baax sunu gan yi tedd yi fi ñëw tey te Ibrahima Ndiaye jiite ko nekk directeur général lu AGEROUTE ak monsieur Thiang mi nga xam ne moo jiite entreprise bi di defar Ila Touba ñu tudd ko CRBC ànd ak seen njaboot yi ñu lii fii yëpp ñoo fekk suñu fii ak sunu ay kilifa ndax sunu chef de village ñoo suñuy kilifa fekk suñuy njaboot également jigéen ñi gis ngeen démb ci ngoon daanaka ci timis lañ leen woo pour ne leen nañ fi daje tey à 11h kon nii mu jàmpe woon démb ak nii ngeen teewee tey wane na farata ak solo bi ngeen jox liggéey bi ñu war a sumb tey kon DG ñu ngi lay yóbbante ci ministre Abdoulaye Daouda Diallo di sunu wëlëre di sunu xarit nga ne ko am nañ mbégte lool ci diligence bii ngeen ànd taxawee tey pour ñu signer protocole bi protocole bi nag li ñuy xaatim tey yaakaar naa yéen ñëpp dégg ngeen ko amoon na solo it ñu doxali ko nii ndax mënoon nañ toog xëj na Ndakaaru woowu AGEROUTE signé ko te it di ngeen ñi ci wóolu waaye yaakaar naa nii la gëne woo sunu ay chef de village woo askan wi woo taskatu xibaar yi liir la nekk ci biir ndax ëllëg ndax saay-saay waxul dëgg waaye mën na yàq xel te réew mi ñu toll dafa am ñoo xam ne duñu xam te duñu noppi kon baax na lu am rek ñu leeral ko ñëpp xam ko bu ñu xaymaa lii ñu tënk tey ci protocole dama ne xayma bu gaaw rek parce que ñoom ñooy experts yi mën nañu ko xayma ci xaalis lii ñu signé rek ëpp na 200 millions bu ñu ko doon xayma ci lu gaaw ci xaalis te yaakaar naa loolu baax na ñu koy wax waa Sénégal wax ne ay doomu Sénégal ñoo ñëw tey xaatim loo xam ne njëriñu askan bi kese ci nekk jëluñu dërëm jox ko kenn jëluñu tàngal jox ko kenn ndax lii yëpp baax na ñu koy wax am na ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi sol seen dàll guddi ak bëccëg di liggéey pour dox beeg dikk bi mën a yomb ci réew mi kon bu ñu ñëwee fii tey yokk ci lii man dama ne réew mi kat ñi war nañ leen jox ne leen gàcce ngaalama waa AGEROUTE ak équipe bi ñu àndal te souvent duñu leen dégg ñuy coow lu bëri te résultat bi gis nañu ko ndax barke démb rek dama jël Ila Touba jóge Thiès jóge Ndakaaru ñëw Thiès waaye man sax ki ma seet si woon fekk ma ko këram ndax dama ko ne maa ngi dugg si Thiès daanaka defuma 45 minutes DG mais bi may ñëw nag dama gis da ngeen ko tëj waaye baax na xam naa li bu ubbeekoo moom du mat 45 minutes parce que 9h20 laa jóge Ndakaaru 10h moins 5 egsi woon naa déjà à Thiès loolu tamit di koom-koom kon chef de village Ablaye Thiandoum maa ngi lay yóbbante ci chef de village Diobass yëpp nga ne lii nga xam ne moo nekkoon mébétu askan bi te ñu tënk ko ci protocole bii te mu jóge ci ndaje ñu defoon Ngolaar chef de village baa ngi nii defoon ko pour Diak ak ñoom Moustapha Faye ñoom ngaare ngi nii fekk ndaje bi xalaat yi yëpp ci askan bi la jóge woon ñoom ñoo xalaatoon ñu yokk kaaraange ci carrière yi clôturer ko ñoom ñoo xalaatoon également jël ay doomu gox bi pour ñuy def régulation bi ak ndagu AGEROUTE pour que accident yi bañ a am ci école yi ñoom ñoo xalaatoon nit ñu clôturer CM yi def ay foyer des jeunes pour que xale yi gis seen bopp te loolu yëpp je parle sous le contrôle de monsieur le sous-préfet ndax ci bureau la ñu bindee protocole bi donc sous-préfet ñu ngi lay delloo sa yëf ndax ci yow laa waroon mujj ndax su ma paree tey moom daanaka nee na protocole moom pare naa ci
xam naa bu coow amee nag maire moom mooy nekk ci kanam xam naa moom di nga dégg ci moom ñu naan maire nii maire na le waaye léegi jébal naa la ko pour le suivi pour que vraiment le résultat puisse se porter donc bureau sous-préfet la ñu xaatime woon lii muy xalaat boo xam ne askan bee ko indi woon ne ñoom lii la ñu soxla ñu def ay réunions yu bëri kon buñ ko defee tey DG vraiment ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy gërëm di wax alhamdulilah rabil alamin lii la ñu soxlaloon sunu askan. nee naa leen maa ngi koy bamtuwaat ci kanamu waa CRBC ak waa AGEROUTE soxlawuñu dërëm gisuñu dërëm jotuñu dërëm soxlawuñu dërëm te nag may dégg bu baax ñiy wax te xamuñu nee naa tontu moom du forox noonu la jigéen ñi di wax di noonu gisuñu dërëm laajuñu dërëm te soxlawuñu dërëm li ñu soxla daal mooy ñu defal ñu ay piste def ñu infrastructure yoo xam ne su ëllëgee la génération les jeunesse na ko mën a jëriñ ndax réew mi looy def na leer de gis nga bu fekkoon ñii dañu toogoon ak le maire bi toog yéen tey am fi ñu jaar ak moom yaakaar naa lii tey du am kon xam leen ne bu ngeen falee ay doom mu nekk ay conseil ba nekk ay maire xam leen ne li ngeen di bañ moom lay ñoom la ñuy bañ aussi wax nga ko chef de village deret bi daw ci seen yaram mooy daw seen yaramu maire waaye nag campagne politique bu jotee ñu dul liggéey dañuy jublu rek ci wax kon loolu laa bëggoon leeral bu baax a baax